RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. jaa ngeen jëf mbokk yi RFM Matin 7h40 ñu dalal sunu gan Mbacké Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. di wax ni Ndiogou foog nga puusal Mbacké micro yow itam du noonu Mbacké bisimilah. jërëjëf Babacar di nuyu bépp auditeur u RFM Matin. di ñaan ci waxtaan beeg Alaaji Ndiogou Mbacké Seck yow yaa jiite parti bii di réew mi ci Ndakaaru parti bu yëngu la des na ci delsi waaye itam ñu fàtt ni yéen seen parti dafa doon lëkkaloo rawatina ci élection yi nu weesu ba xëy na sax loolu dañagul ba léegi seen lëkkaloog waa Khalifa Sall dañ wax tam ci dialogue politique bi nañ wax ci mbiru OFNAC bu ci xajee waaye dañuy njëkkee conférence de presse avocat yi Khalifa Sall mi nga xam ne weeru mars ba léegi ñi ngi ko denc ndax luñ koy tuumaal ci luubal ñu ne ci li ñuy woowee caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ay avocat am neen daal ab àtte du fi am ndax loola mënul nekk ndaxub député la moom Khalifa Sall loola waxi avocat am laam wala sa gis-gis. gis-gisu constitution Sénégal la député kenn mënu ko topp ci lenn kenn mënu ko tëj kenn bu amee mandat député am Khalifa Sall nag jàpp bii ñu ko jàpp sénégalais yépp leer na leen ni mbiru politique dong moo ko rax parce que ba muy bokk Benno Bokk Yaakaar ànd ak Tanor Dieng yore cër bii mu yor dañuy fàttaliku rek Mbaye Ndiaye daf ko waxoon boo buggee nekk maire de Dakar da ngay ñëw suñu parti dañuy fàttaliku rek lépp lu mu sumb Ndakaaru muy pavage muy lait à l'école muy emprunt obligatoire am na kilifa gu nekk APR ku ni ko amoo sañ-sañu def loolu ba tënk ay loxoom ak tënk tànkam donc lii nga xam ne moo tax ñu téye ko rapport IGE daf ko laaj ñaari question ci caisse d'avance boobu question yi bu njëkk bi mooy naka la ñu créer caisse d'avance bi ak naka lay fonctionner te Khalifa Sall du moom moo créer caisse d'avance bi du moom moo déterminer fonctionnement xam nga wax ji tamit wax nañ ko fi waxati ko fi Mbacké Seck mooy firnde yi nga xam ni siiwoo gum na ci ay facture yu ñu ne jënd nañ nàngam te loola amut yooyu ndax loola dina neex a dindee nii rek ci waxantu. nañ ko andee moo doy waar parce que Khalifa su nekkoon ci gannaaw Tanor Dieng biir PS ànd ak coalition présidentielle bi kenn du ko topp ci lenn. parce que nii muy fonctionner deful. parce que li ko IGE laaj leer na naka lay fonctionner ak ku ko créer du moom moo créer fonctionnement bi du moom moo créer caisse d'avance boobu waaw loolu leer na. loolu ba tey waxagoo ci wàllu fausse facture yu ñu ne am na. xam nga fausse facture yooyu ñuy wax. warul woon mun a jàll suñu amee ay inspecteur du trésor yi nga xam ne ñoom ñoo succédé wu perception municipale te ñooñu nii muy doxee nii ñoom ñoo ko à la limite cautionné ñoo ko bàyyi noonu su nekkoon lu ñàkk dëppoo ak yoon la amul benn percepteur municipal yi nga xam ne ñoom ñoo fi succédé ñetti percepteurs yi kuy bàyyi mu jàll mais ba muy ànd ak ñoom ci nguur bokk ak ñoom gis-gis kenn waxul woon ni loolu jéggi na yoon mais ba mu ñàkkee ànd ak ñoom ci gis-gis am ambition présidentielle yu ko militants yi ak Dakar waaye jox boobu la Khalifa Sall nag ñu commencé ko diaboliser war ko éliminer te loolu nag dafa logique ak le président de la République waxoon ca Kaffrine danaa réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy danaa nërmeel kujje gi ba mu nekk dóom ñu ëf ko donc képp ku nga xam ne xaw nga sonal président wala mu yaakaar ni yow mii war nga ko mun a diir mbagg politique bi mooy ñu wàññi la dagg sa bopp tënk la ni ñu tënkee Karim Wade ba génne ko bitim réew wala ñu jàpp la denc la ba ni ñu dencee Khalifa Sall ba doo mën a yëngatu wala ñu jéem a tas sa parti ni ñu def réew mi jéem ko def AFP jéem ko def PS loolu mooy expliquer Khalifa Sall nekk ci kaso bi ba ay avocat am bépp xeetu recours bu yoon maye Sénégal ay avocat am def nañ ko ba ña ngay dem international ba jigéen ñi yor taxawaay bu rafet bi. léegi avocat mi sax ñoom démb li ñu xam ne moo di ne ñoom Khalifa Sall kenn waru ko atte ndaxte député la dafa am immunité parlementaire kenn waru ko atte nee nañ sax bu fekkee ne nguur gi dafa pes pour atte ko duñ ko layool ñoom duñ teew ci atte boobu taxawaay boobu yow noo ko gisee ndax loolu nekk loo xam te ne xëy na mën na jouer en défaveur de seen client mi. xam nga dañuy fàttali ko rek li fi président Maguette Diop bi jiite woon magistrat yi wax mooy justice dafa war a am indépendance ñuy ñëwaat ci yooyu prisonnier politique bu mel ni Khalifa Sall jugé guñ ko amul présomption d'innocence garantie yëpp am na ko pour am liberté provisoire façon recours bu ne ay avocat wam def ko faale wu ñu leen bu ñu mujjee ci loolu ba nga xam ni mu dem ñu fal ko député du peuple nag mu am lu ko
loi may lu ko règlement intérieur assemblée may sañ-sañ yooyu sax ñu mun ko xañ donc jaratul fooy dem feneen di wax nañu internationaliser combat bi nga xam ni international na woon déjà parce que l'association des maires francophones ñëw nañu fi ñëwati fi def ay déclaration pour jàppale Khalifa la CGLUA ñi nga xam ne ñooy dajale dëkku Afrique yu mag yëpp def nañu déclaration jàppale Khalifa ci kuréel yooyu sax mu amoon jàppale yooyu lu muy tekki jàppale mooy wax ni ils sont solidaires avec lui waaw loolu tekkiwul ni mu démissionné woon lañ koy tuumaal defu ko mu démissionné woon ca ndombo tànk yi dama ni jàppale waaw tekkiwul ni lañ koy tuumaal defu ko waaw mais liñ koy tuumaal aussi dara waneegul ni def na ko ba kilifa gu toll noonu am garantie yu toll noonu ci biir réew mi kenn mënugu ko may mu am liberté provisoire liggéeyal waa Dakar nam ko doon defee donc loolu moo metti avocat yi ba ñu xam ni recours bu ñu defati fu ñu mënti dem plaider cause Khalifa comme volonté politique moo ko bàyyi kaso donc ñàkk seen temps xeexin wi itam laata ñuy jàll ci leneen xeexin wi gis nañ ay soxna yu ni dañuy am benn xeetu taxawaay buñ bëgg a def ngir génne ko ci kaso bi def yaram mu ne nag ñoom seen loolu itam defees na koom. waaw xam nga dañuy wax révolution ci àdduna bi jigéen moo koy représenté c'est pas pour rien France di wax Marianne c'est pas pour rien ñuy wax Jeanne d'Arc c'est pas pour rien ñuy wax Yacine Boubou c'est pas pour rien ñuy wax Aline Sitoé Diatta ba ci Mame Diarra Bousso Laye jigéen dafa am solo soo buggee yëngal góor da ngay laal jigéenam muy doomam bu jigéen muy soxnaam muy yaayam muy rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen bu jigéenu Ndakaaru jóge ci parti yu ne ni maire bii dañ ko war a génne parce que jàpp bañ ko jàpp jaaduwul def naa ñooñu seen taxawaay dañ koy rafetlu démb rek daje nañ daje bu rëy ca Yarax te ba muy loolu di am Yarax xale yaa nga woon Kaolack donc mbir mi mu ngi couvrir territoire national bi. leader politique yi ëpp ku jég yëpp ànd nañ si jàppale Khalifa. ba lii nga xam ni nguur gi teg na ko rien que pour éliminer un adversaire ñu teggi ko ci kawam taxawaayu jigéen yooyu vraiment ñu ngi koy sant. biñ ko commencé tongal moom Khalifa Sall di ko topp ca loola yéen ngi doon wax ni am na yeneen rapport yu fi ne yu ŋàññ wala bokk joxoñ baaraam ay defkatu njuuj njaaj ci wàllu alalu réew mi te bokk ci nguur gi te ay rapport firndeel ko ba noppi fan yi ñu ngi dégg ay addiye yu ñu jox diw naan OFNAC xëy na mu yër koog yooyu yaakaaru leen ni OFNAC war na seet leneen lu dul loola te jublu ci ñooñu ñu joxoñ ci ay rapport am. xam nga Babacar président de la République man damay am mbégte di fàttali ay waxam moom moo wax am na ay rapport yu nga xam ni maa si teg sama conc ba kenn du ko ubbi ñëpp gis li am kuddu am ci yeneeni service ñu jàpp fa ay nit cour de vérification yi wax ni ñii seen gestion dafa luub kenn woowu leen la vérifier mairie Dakar moo vérifier mairie Fatick moo vérifier mairie Guédiawaye moo vérifier yeneen mairie dara topp fekk si ñooñu même ci acte 3 bi nañu koy doxalee ñaari mairie ñooy dox mooy mairie Yoff moo fi am ay chantier ak mairie Guédiawaye te ñooñu bi waa APR ñoo fa nekk bépp mairie bu nekk Sénégal fay say employé doxal programme population bi tëna la am na ay rapport yu fi nekk kenn ubbiwu leen même bërki démb li ñu jiiñ cantakun yi dajale seeni addiye ba ko jébbal seen sëriñ ku xam mouridisme ak fi ko sëriñam toll ci mën a joxe alalam ak ñaq ak liggéeyal sëriñam kooku bëgg a joxe alalam nga ni ko yow OFNAC war na la woo alors que président ci boppam moo waxoon CREI yi pour ñoom la waaye CREI yi fu mu toll benn nit la mos a woo muy Karim Wade OFNAC pour ñun la OFNAC ñamu joxoñagum wala ba ndaw si madame Nafi Ngom Keïta waxee ni nañu xool li nekk ci mbirum pétrole beeg gaz bi keroog la ñu ko fa jëlee teg ko ci biti ni bu kenn rendre tu public rapport de vérification. Nafi Ngom nag mandat moo jeex itam ah. waaw mais jëlewin bi dafa xaw a ñaaw parce que ba mu laalee wala mu xool fa mu warul xool la fi jógee lañ ko fi jëlee teg ci ni bu kenn publier ci rapport yi. balaa président wax ci dara te président nee na maa ci teg sama conc mais sànq yaa ngi wax ne stratégie xeex ngir génn Khalifa Sall jigéen ñi marché nu xam nga loolu nekk na loo xam te est-ce que du stratégie communication maanaam da ngeen di wax nii rek mais duñ fa yegg parce que tamit loolu nekk na loo xam te ne dëppoowul suñu aada ak cosaan te tamit kenn mësu ko gis ci Sénégal dëkk boo xam te ne xëy na am na ay aada ak cosaan. waaw xam nga loolu xeexin la mais jigéen ñi ma ngeen fa yegg réellement. ma ni jigéen ñi ma gis déglu leen ñu seen leen ci kaw tali bi ñu dem baare yoonu Macky Sall ba ñu jàpp ci yóbbu kaso jigéen ñi nga xam ne depuis juróom-ñaari weer bés semaine bu ne ñu tase wane seen pas-pas xam naa ni am nañu fit bi te Khalifa jaral na leen ko donc lu war a mun a nekk la ni Yacine Boubou tëjee woon ak ay jigéen taal seen bopp ca Ndeer def naa faamu Ndakaaru yii ma gis bokk ci parti yu ne fu ne ñu tase fa am engagement xaaruñu góor ñi ci lenn
am nañu sañ-sañ boobu mais nañu ñaan yàlla ñu bañ a yegg foofu parce que Khalifa mun na am liberté provisoire le député maire de Dakar war na mun a am liberté provisoire ba commencé waat liggéeyal Ndakaaru saa yu ko justice bi soxlaa woo ko mu ñëw teew mais tëj gii nga ko tëj politique dong moo ko rax lu politique dong rax il faut nga am réaction politique à la dimension de ñaawteef boobu. yaa ngi mel ni kuy gaaral sànq sax waa APR ci nee nga dañuy tëj ñii tas parti ñële kon li ci réew mi fan yi démission Thierno Bocoum ak ñeneen da ngeen koy jiiñ Macky Sall. bul wax gaaral damaa wax ay fait damay wax président nee na. kon wax ja leer na da nga koo lu joxoon leer baaraam naññ laa wax parce que amul wax kenn du ko raay Idrissa jàngaluñu loolu wax da nga koy raay da ngay jaar ci digg bi ñu xam nu mu demee président moo wax Kaffrine danaa nërmeel opposition bi ba mu nekk dóom. loolu kay politique kay. mais loolu politique ak loolu ñu ànd. am na kàddu wax ko waxin la rek ci wàllum politique. jëf ji dafa dëppoo ak loolu jëf ji mooy fexe ba kilifa gu toll ni Moustapha Niasse ay doomam yu mel ni Malick Gakou mu leen di saagu di leen këpp di leen tëkku jëf ji mooy Ousmane Tanor Dieng jàpp ay militants yu juddoo ci parti socialiste màggee fa yóbbu leen kaso bu ñu tëj la jëf ji mooy parti yu mel ni réew mi nga mun ko tas ñaar ak ay député yooyu ñoo di weesuwuloo loolu ay xale yu nga xam ne réew mi yëpp am yaakaar ci ñoom ñu mën la jiiñ ni yow yaa nekk seen gannaaw loolu mooy démarche président Macky Sall xëy na nag c'est de bonne guerre parce que loolu lay wër mais loolu warul mun a jaaxal Idrissa Seck parce que kan mooy Idrissa 1998 dañuy fàttali ba muy nekk PDS les plus grandes défections bàyyi parti yi ëpp solo Sénégal mu nga amoon PDS en 1998 ci après ay élections comme yi ñu génn ni ay élections législatives ay kàngaam ay député ay kilifa yu am solo am tour nekk bàyyi PDS bàyyi fa Ablaye Wade ak Idrissa te loolu terewul Idrissa mu muñ ko wut ay pexe ba yóbbu Ablaye Wade à 74 ans à la présidence boobu fu Ablaye Wade tolloon. loolu kan nag du Idi képp. nekkoon na mag amul woon xaalis njabootam d'accordu ci mu nekk exil Idrissa téye parti bi ba Ablaye Wade ñibbi si Sénégal ni Idrissa bi may dem parti laa ko bàyyil mais bi may ñëw parti ak genn wàll la ma jox. am na liggéey bu am solo bu Idrissa defoon loolu il y a 20 ans donc en 2017 bu ko lu mel noonu continuer dal ci partem am na pexe yi dënnam yaatu na ubbeeku na ba dina mun a dékku lu mel ni ba fa mu bu jëmee Sénégal mu dem fa. aw doxalinam gars yi ñu ngi koy ŋàññee doxalin woo xam ni du doxalinu ko boole ak itam daanaka dafa mel ni ku sut ñëpp ci ñi mu àndal di leen tiim ak wax ñoom gars yee ko wax di ko ŋàññ naka noonu itam parparloo gi yéegal kii fëlkële yooyu itam bokk na ci li tax gars yi dem xëy na. xam nga. parti politique loi yi ko régir moo régir association yi daf lay neex nga bokk daf lay neex nga bàyyi waaye amul partage de bénéfice loolu lu ñuy tere la Idrissa nit ñi ñooy am seeni perception mais moom fu mu jëm ci defar parteem ak liggéeyal Sénégal mu ngi ci kenn mënu ko wax ni dafa jubadi kenn mënu ko wax day luubal kenn mënu ko wax ni dafay gënale nit ñi parce que parti politique ñaari cër moo fa am cër bu njëkk bi militants yi ñoo koy dajale jox ko benn nit mu nekk responsable parti bi kooku am ay cër yu muy joxe donc cër bii militants yi ñoo koy joxe cër bii ka ñu jiital moo koy joxe donc ñaari cër yooyu moo am ci parti politique. alternance générationnelle bi ñuy wax amul benn leader Sénégal bu ko gën a mun a def Idrissa Seck kenn xamul woon Thierno Bocoum kenn xamul woon Yankhoba Diattara kenn xamul woon Déthié Fall mu découvrir ces jeunes jox leen ay responsabilités ba ñooñu Sénégal naw leen xam seen capacité lan la. ba muy jël ku mel ni Dame Dieng di ko def directeur de cabinet xale bi amul woon 30 ans Thierno Bocoum bi ko président di ko faire découvrir kenn xamul Thierno mu nekk le plus jeune chargé de communication de tous les partis politiques du Sénégal ba ñu jël Samba Thioub di ko def permanent de ce parti boo demee yeneen parti yëpp ka fa nekk permanent ponkal la ku def ay preuve am en matière d'administration loolu laay wax ndax Samba Thioub moom ngay tudd démb bi mu ñëwee fii nee na ba mu am leen teg yoon toog juróom-ñaari weer kaso Idrissa Seck seetiwu ko woowul ay mbokkam. xam nga Idrissa loolu la ñuy ŋàññee Idi. xam nga Idrissa dafa nekk victime du plus grand complot politique de l'histoire secrétaire permanent dafa am solo ci parti bu ñu jëlee sa secrétaire permanent di ko accuser trafic de drogue parce que loolu moo doon mbir mi te xeetu drogue bañ ko doon accuser suñu loi sax considéré wu ko comme drogue. xat la ñu jàpp goos bu nga xam ni am na mérite jub na ci drogue bu nekkul drogue ni ko yow def nga ngay jaay drogue wala da nga doon bokk ci mbirum njaayum drogue ba yóbbu la ci kaso ku am xel wala nga sa xel mun la jox projection mun nga wax ni du kii la ñuy viser
que ñu visé mooy kilifa ba ko def secrétaire permanent am ca parti. loolu du wax de man ko loolu moom ay lay la rek. mais non mos du ma lay woote loolu woo waa nekk këram la mu woo waa këram ñu xam ne masawu ñu xam ne yëg na leen. xam nga Samba dafa wax ni Thierno Bocoum moo ko doon seeti ku xam diggante Thierno Bocoum ak Idrissa ku xam diggante Idrissa ak ñi nga xam ni mooy sa garde rapproché du ñu def lu nga xam ne amuñu ci ndigalu Idrissa Seck waxuma la Thierno Bocoum waaye jeunesse su parti bi sax ñi nga xam ne ñoo gën a ndaw lépp lu Samba Thioub def ci prison ba xale yi ànd nañ ci ak moom ba mu jeex de ci fekk seeti ko Samba Thioub ci boppam ba mu génnee kaso premier post ba mu def ci page Facebook am gërëm Idrissa la gërëm waa réew mi te loolu yamul foofu ay mbokkam ay waajuram ci boppam wax nañu ni nañu taxawoo Samba mësuñu ko gis. moom waxul loolu nee na ay mbokkam lañ ko mere woon sax bu delloo ci parti bi. non ndax Idrissa Seck faale ko ñëw fa seet si ko loolu wax moom ña demoon seeti yaayam ña demoon seeti ay waajuram yaayam en personne lañu ko wax ñu ngi fi te ñooñu ñu ngi dund ñu ngi may dégg li may wax nettali du lu ma inventé du lu ma sos donc mbiru drogue la Samba Thioub amee woon drogue bu nekkul drogue ñu mën ko si téye ni ko ràtt ci kaso bi juróom-ñaari weer ci gone gu deful dara gone gu innocent bu vraiment. da nga jàpp ne la mu bokk ci réew mi tax ñu tongal ko ca xel loolu mun na joxe loolu. parce que tongal nañu fi ay nit accusé fi ancien garde corps Idrissa lu tax sa waa service du sol tenue sàngam jàpp nañ fi oto Idrissa Seck ci lu ne attaqué nañu këram wër nañu ay compte banque am fépp ce grand complot bi nga xam ni amoon na ci jamono Ablaye Wade ba ñu koy def ku nekkoon numéro 2 wu Ablaye Wade. Macky Sall li mu doon wax ci ne Macky Sall ak i gaam ñoo ne ci ginnaawam ñoom daanaka bu ñuy wax wedd nañ loolu ne seen coobare bopp la ñu demee kenn newul ci seen ginnaaw lan ci ay firnde ngeen am ni waa Macky Sall ak i gaam ñoo bëgg a tas seen parti yéen réew mi. non xam nga wax dafay leer amagul benn kilifa réew mi bu wax bu teg toog wax ni Macky Sall moo nekk ci gannaaw Thierno Bocoum moo ko jox xaalis wala moo ko recevoir audience loolu ñi am seen information feneen ñoo koy wax ñun tooguñu fenn ba wax ni Thierno Bocoum bàyyi na réew mi parce que investiruñu ko kenn ci ñun waxagu ko te yaakaar nañu aussi que du loolu dafa wax ni dama bàyyi ngir sama coobare bopp mais la taxoon mu ànd ak Idrissa muy xeex mooy fexe ba ñu teg réew mi ci raay yu baax nee na loolu da koy continuer xeex donc ñun waa réew mi Thierno xam nañ jeune bu am valeur la jeune bu nga xam ne Idrissa dafa bokk ci formation jox ko confiance. mais du Thierno Bocoum rek ancien député Samba Bathily ak ñeneen ca gannaaw finalement seen parti bi mi ngi tàmbalee wéet nag. xam nga nit yu mel ni man bokk réew mi mosuñu leen tabb bokkuñu sax ci liste député ànduñu woon ak Idrissa pour bokk ci ay liste député wala pour ñu ñuy tabb mais dañu ànd ak moom ci vision te Idrissa dama ko dégg muy wax yu jub Idrissa bi muy ñëwee élection 2012 législative dafa xoon képp ku àndoon ak man perte sa poste ndax li nga ànd ak man suñu amaatee dama lay delloo moo tax 2012 bi ñu ñëwee war a def ay député ña ne woon député démissionné ca Wàdd ba ñu génne leen assemblée ñooñu la delloo c'est pas que ñoo gënoon si ñun c'est pas que ñoo fa dàq jàng wala ñoo gën a compétent wala ñoo ëpp base mais daf leen delloo cër boobu kenn ku bees ku mu ci dolli woon mooy Thierno Bocoum te ba mu koy dellu cër ba mu yore ci parti bi moo tax mu dellu ko moo yoroon ndaw ñi parce que parti yëpp bu ñuy investir dañuy investir responsable femmes yi investir responsable jeunes yi investir responsable cadres yi donc loolu moo am fi ñu toll nii ku jiiñ Déthié Fall nii dafa yore parti bi yoreen bu doy waar da ngay xaw a nax sa bopp 2010 kenn xamul woon Déthié Fall et il était membre du parti di rampe ba Idrissa dénk ko cadre mu yor bu rafet mu dénk restructuration bu parti bi mu jaay carte yi jaay bu jaar yoon ba nekk numéro 2 du parti. Idrissa ñu bëri solo lañ koy jiiñ ne ñu bees ñi lay jënd ñi nga xam dañoo yàgg ci parti bi ku ñëw bees rek sa bëtam gis nañu leen seen ak yeneen Déthié Fall tey jii dañuy jënd ñi yàgg ci parti bi. Déthié beesul ci parti bi man 2009 ñi mel ni man bi ñuy dem élection locale Déthié mu ngi woon ci parti bi man ànd naa ak Déthié Fall fekk nekkagul dara ci parti bi mu yóbbul ëpp 32 jeux de maillot may ko ASC Saint-Louis et c'était plusieurs fois mu def ko wàllu jeunesse lu ma ci wax dama ko xam parce que dama ko dund au plus haut niveau Idrissa dafa mën a découvrir ay talent responsabiliser leen noonu la def ak Talla Sylla mu war ko noonu la defat ak ñeneen ñu war ko mais suñu parti mu ngi jaar yoon macha allah Déthié mu ngi def liggéey bu rafet ba yàlla fal ko député yàlla na liggéey bi rafet aussi assemblée. Mbacké Seck jërëjëf ci waxtaan wi jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène RFM matin 7h59. RFM matin. RFM matin. Émission bi yee waa Sénégal.